naa ni ndaanaan yi mooy ñi nga xam ne ñoo fi teew tey fas yéene ñoo gindi ci li ñuy waxtaanee ndax nag waxtaan wi jamono la tey amul ay bés boo xam ne nii xew-xew yi ci biir réew mi du toll foo xam ne danañ waxtaanee diggante baykat sàmmkat moo xam leneen luy liggéey ci biir réew mi digganteem ak nekkinam ak i industrie ak entreprise yu mag soxna Marième Sow dañu am mbégte lool dalal la fi parce que dañoo génn ci lu ñu dippee woon concertation nationale agroécologie mu mel ni jotoon na kon agroécologie teew parce que agroécologie defe naa bu ma sañee dippi ko dafa am ku fi waxoon ministre français la woon mu ne agroécologie mooy produire plus avec moins xanaa loolu kon ku ne war na koo mën a dégg ba ñëpp xajoo ci fi nga xam ne nii fa la ñuy doxalee lépp moo xam mbay la moo xam sàmm la moo xam wàllu entreprise industrie est-ce que lu mën a nekk la ñëpp mën nañoo xajoo ci seen activité am déet bismillah. maa ngi lay nuyu Ablaye di la gërëm di la sant ci invitation bi nga nu defal effectivement surtout ñu génn daanaka ci ay journée ñu tuddee ko journée agroécologique nga xam ni acteur agroécologie yëpp du ñoo daje woon di liggéey di càmbar surtout par rapport ak li borom réew mi wax bu ne 4e aksam ci quinquennat agroécologie la kon ñu xalaatoon ni waroon nañu liggéey jël xalaat boobu mu wax jox ko gëddaam bu mu mat sëkk ndax duñ koo soxla dëgg la agroécologie nekk na loo xamante ni neex naa définir neexut a définir ndax daanaka da nga koy dund ko mooy lan mooy nekkin la boo xamante ni nit ki wala dëkk bi wala réew mi daf koy tànn ci anam boo xamante ni day jéem a képp koo xamante ni yaa ngi ci gox ba nga mun faa nekk ci nekkin wu wara ci nekkin wu sell te itamit en même temps ngay xejal di xalaat ñii ñëwagul donc daanaka loolu mooy doxalinu agroécologie loolu nag suñ ko waxee effectivement bu fekkente ni ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk terroir bi wala ñoo bokk nation bi ku nekk xam ni ku ci nekk am nga ci gëdd te itamit nga bëgg a respecter gëdd ku nekk boo ko lalee ci xel ak xalaat ala kulliyaal fokk ñu dund fokk ñëpp xej mais bu fekkente ni nag am na benn poñ rek booy doxee bay ñeneen ñi ci des bu boobaa déséquilibre day am te déséquilibre bu amee rek day jaxase lépp dina am ñoo xamante ni ñooy am gàllankoor gi te rythme gën ko jëlee nii buñ ci bàyyiwul xel baykat yi nga tudd nappkat yi nga tudd sàmmkat yi nga tudd ñi nga xamante ni tam même ci garab lu ñu dundee ñi nekk ci biir ñoom ñooy gën a subir les conséquences bu fekkente ni ñu yoree suñuy ressources muy suuf si muy ndox mi bàyyiwun ci xel bàyyi ci xel ci ñi fa nekk déjà en même temps di xalaat ñeneen buñ ko deful du ñuy am jafe-jafe. soxna Marième laaj bi kay mooy ndax bu weesoo principe yi ndax activités yooyu yëpp xajoo nañu exemple type bi mooy sunu beneen gan bi nga xam ni moo fi teew tey ndax ñoom dañoo jàpp ni ñoom la wala industrie ya nga xam ne nii ñoo sampu seen diwaan di Kayar ñii ay maraîchers lañu. Kayar dama koo xam. Kayar daanaka tundu jandeer yëpp laa xam fa laa nekk. est-ce que lépp xajoo na. xejoo toogul ndax lu tax du xejoo Kayar territoire la boo xamante ni am na fu mu yem feggoog géej gi. Kayar ay nit ñoo fa nekk di dundee mbéy Kayar nekk dëkk boo xamante ni dafa yokk population. surtout mbayum noor sax maraîchage. mbayum noor maraîchage. donc soo ko seetee tey boo ci bëggee xejal industrie déjà amoon nañu ay jafe-jafe ci dune yi ba liggéey ci liggéey bu rafet ay jigéen taxaw reboiser ngir retenir dune yi su ko defee ba fond yi dugg ay organisation paysanne taxaw lag tamna bi fa nekk am xorom dëkk yi taxaw jéem a baare xorom si léegi loolu déjà ñi ngi am jafe-jafe ci ndox
ci seen tool pour dundal li fa des ci suuf ndax nappe phréatique bi daw na ba pare loolu lu ko waral mooy industrie yi forage yi ak ñoom seen léegi nag bu ñu si raxee encore beneen industrie di jeex beñ bi di wut encore leneen ci suuf ça veut dire que waa mbay moom Kayar jeex na fa. mbay mi jeex na fa te déjà jeex na fa ndax tamit urbanisation mu ngi ñëw le fait que ñu développé Diamniadio tey loolu affecté na lu bari dëkk yi nga xamante ni lu ko dalee Sangalkam ba teere ji ko Kayar Jandeer loolu yëpp tey fii amoon ay verger amoon ay tool yu bien jeex na tàkk les promoteurs la ñi nga foofu tout est en terre bâtie léegi nag bu ñu si bëggee yokk encore jeexaat ko di wër wurus wala xaalis wala jama xaw ma ban fer bi nu mu tudd zircon ça veut dire que effectivement waa Kayar daañu dundee jafe-jafe. Souleye Sow bisimilah yéen nekkoon ngeen fa yàgg ngeen fa yéen a ngi ci ba léegi maraîchage bi bu yàggul nag ngeen yëglu wax ni ñi nga xam ne ni ay gan la ñu ñëw nekk ci zircon bi xajowu leen ak ñoom bu ñu leen autorisé nag ñu teew fa xanaa war nañoo mën a fexe ba lu nekk yem place ba am déet mënul nekk. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. sëñ Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool si dalal bi ñu dalal si émission bii di nuyu bépp auditrice ak bépp auditeur bu RFM di am mbégte également si bokk ak waxtaan wi sunu yaay soxna Marème Sow nga xam ne képp ku ko xam li nga ko xam si taxawu askan wi li nga ko xamee mooy taxawu béykat yi li nga ko xamee mooy ñu sàmm moomeelu béykat yi donc loolu fierté la pour man ma bokk ak moom jataay bi. pour ma ñëw si laaj bi sama yaay defe naa ne am na lum ci wax mooy Kayar ñëpp xam nañ ne dëkk la ba nga xam ne dafa am lu ko ndar kepp dafa géej gi daf ko ndar kepp dune yi ndar kepp ko forêt bi ndar kepp ko de sorte que dëkk bi mënul màgg ku xam Kayar également am nay jamono buñ ko tuddee napp ngay njëkk xalaat mais gis nañ ne jamono yi passé képp ku tudd Kayar mbéy ngay wax surtout mbéyam pomme de terre. parce que ñaay bi dafa law ba foofu. waaw bërki démb rek ministre de l'agriculture ñëw na fa talaata ñëw seet si situation mbéy mi foofu mu am fa mbégte lool exemple bi ma lay jox mooy ren producteurs yi jël nañu lu tolloog 1170 tonnes de semence maanaam junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukki tonnes si semence si jiwu pomme de terre pour 1000 hectares maanaam si junniy hectares la ñu wesaare jiw boobu ñu ngi xaar tey si production 21500 tonnes te loolu wax nañ ko fésal ko si kanamu ministre muy ñaar fukki junni tonnes ak benn ak juróomi téeméer. pomme de terre ba nga xam ne nii bu ñoree. te loolu bu ñoree ci réew mi waaw bu ñoree Kayar. te loolu chiffre d'affaires bi day tolloog 6 milliards. te loolu pomme de terre bi rek laa wax. waxuma yeneen spéculation yi. tey boo xoolee Kayar comme ni ma wax année yi passé napp bi la woon dem na ba nga xam ne nii tey doomu Kayar yu bari tey ñu ngi bëgg dem Europe wala ñu ngi Europe loolu li ko waraloon mooy que ne napp bi fa mu toll woon si année yi ñu passé tollootu fa tey parce que avant Kayar bu ñu ko doon wax dañ doon wax 50 000 tonnes de production de produits halieutiques tey ñu ngi dem ba na entre 20 ak 30 000 maanaam jóge si juróom fukki junniy tonnes wàcc tey si fanweeri junni wala ñaar fukki junniy tonnes loolu moo lay won ne maanaam production bi wàññeeku na loolu nag dafa andi woon njàqare mais heureusement que ne tool yi ñëw li nga xam ne mooy gap bi amoon si géej gi moom mu ñëw pour combler ko. am na ñu nekkoon ci géej gi waaw ñu bari dellu dem si mbay mi. moo tax vraiment moo doon def équilibre bi mais léegi tey bu ñu jékki-jékkee. te suuf si am na potentiel bi. waaw suuf si macha allah. suuf si macha allah am na ndox mi aussi bien vrai que mu ngi daw
dinañ si ñëwaat xam naa ndox mi mu ngi daw bu baax a baax te xam nañ li ko waral dinañ si ñëw tey bu ñu jékki-jékkee ñu ne ñu dafa am benn entreprise buñ fa jox maanaam licence benn kayit bu koy may mu mën a explorer maanaam wër zircon ci territoire communal Kayar parce que cartographie bi ñu joxe li mu wone mooy jox nañu leen autorisation ñu mën a lamb zircon boobu ci territoire Kayar bi yëpp. lamb ñu seeni tool. waaw non lamb kay buñ ne dañuy lamb kay fépp la rek. waaw mais xam nga duñ fekk sa tool boo xam ne ruuj nga ko di tàmbali ñu ko fay jeex. waaw mais sëñ Abdoulaye. xanaa da ngeen yaakaar ne bu nee ci pegg bi la sax dina leen yàqal yéen dara xaw jogo. xanaa gisoo li MDL ak GCO def jogo ñëw yëkkati askan li gën a garaaw mooy fekk ñu dëkk nga simpi leen fa yóbbu leen feneen ñooñu boo leen simpee kay li jëlee kër kay du fa bàyyi tool donc ñooñu tey ñu yóbbuwaat leen feneen te nit boo ko nekk jëlee ci milieu naturel am nga yóbbu ko feneen même boo ko tabaxalee kër mais réglé wul problème bi parce que dafa am lu mu doon dunde jël nga activité mais boo jëlee activité mooy rey nga ko te loolu nekk nga xam ne nii xaj bukki bi nga xam ne nii moo matt waa jogo moo ñuy yott moo tax ñu jóg yëglu parce que il faut que ñu xam état bi lan la bëgg a def ci Kayar tey parce que bu ñu nee gaz feeñ na fa ñu jëm ci exploitation parce que phase d'exploration bi jeex na ñu ngi jëm ci phase d'exploitation ñu ne ñu encore dañ fay explorer zircon te ñaar yooyu yëpp mu bëgg ñu ndar képp kii ci géej gi kii ci jéeri ji ñun ñu dox ci diggante bi loolu mënul nekk loolu ñun daf ñu poser loo la question de savoir fan la Kayar jëm ci situation bi. yaakaaroo ni am na mucc ci bu fekkee ni ñii ñëw nekk nañ fa xajoowoo leen. non xajoowuñu lenn moo fay nekk ñu exploiter pétrole bi explorer zircon bi gis ko exploiter ko bu boobaa man li ma jàpp mooy que ne lii mën a nekk mooy ñoom ñu nekk fa te ñoom ñu toxal ñu mais ñun jàpp naa ne mënuñu faa xajoog ñoom mënul nekk parce que Kayar rëyul. soxna Mariam Sow xam nga dafa di aussi principe yu mag yi bu ñu koy wax. ci études yi. lu ñuy def rek war na am lu ñuy wax étude d'impact sur l'environnement ak lu mën di doon te impact sur l'environnement soo ko déggee aussi mooy ñëpp xajoo. ndax finalité bi mooy ñëpp xajoo. est-ce que ba tey ci li nga xam ne nii njariñ la ndax exploration zircon mën na doon njariñ ci wàllu économie waaye nag foog ñu xool li muy yàq aussi ndax jar na comme déet bu dee ci pétrole bi la biir géej nit ñi wax nañu ni bu ñu demee ba tàmbali ci teen yi ci biir géej sax mën naa am njeexital bu muy indi ci napp gi ak yooyu. est-ce que finalement ci principe yu mag yi yaakaar nga ni politique publique yi tenir nañ compte ci question yooyu yëpp ba mu mën a doon yokkute bu mucc ayib am déet. bon defe naa ni c'est la grande question ndax entreprise yi nga xamante ni samp nañu walla jéemoon nañu samp yëpp li ci gën a bari étude d'impact bi. population bi maanaam communauté bi en tout cas lu ci gën a bari xamuñu ci dara nu ko lan moo tax ñu ko war a def ñu def ko fu nuñ koy defee naka lu ñuy génnee li nga xamante ni mooy affecté population bi ëllëg lan mooy njëriñ la li ci gën a bari gisuma fu ñu defee ay stratégie ak méthode yoo xamante ni population bi dina gis ci boppam dara li ci gën a bari daal li may gis mooy bu ñu demee ba joxe suuf si walla def lii daa ngeen am emploi daa ngeen am matériel daa ngeen am lii daa ngeen am laa. defal leen ñaari école benn jàkka exactement loolu nag soo seetee nit ki ak dundinam nee na léegi Kayar dëkk nappakat la mais man Kayar pour man naka jekk baykat lañu nappakat lañu ndax mënuloo tudd Kayar te tuddloo Kër Abdou Ndoye benn la c'est la même commune te ay distance yu ndaw yoo ñoo nekk seen diggante doo tudd Mbaawaan tey bu ñu yëkkatee Kayar rek dëkk yooyu immédiatement du ñuy am problème day répercuté wu si ñoom buñ si bokkul donc ça veut dire que Kayar nekk na milieu boo xamante ni man ba ma fay ñëw en 75 lu ko dalee Kayar Bayax Jandeer boor boobu c'est les populations yoo xamante ni ñoo gënoon a bég ci seeni activité am seen économie. Absolument.
naat bi ñu ni lu mu doon. économie locale bi doxoon na ci li mu économie nekkee woon locale bi dox. jamono mooy dox ba mu soppeeku. ñii tabax ñii dem si Makka dégg nga milieu bu neexoon la man ma jógee woon Fuuta Gale dem fa vers les années 75 fu ma doon liggéeyee pour nga am jànq bu lay téyee sa doom dañu lay wax ñun xamuñu mbindaanu tellement que les gens étaient heureux léegi nag jamono di soppeeku bekkoor bii di dóor urbanisation bi dugg léegi rax si dolli même bu ñu béyee tamit wax naa ils auront des milliers de pommes de tonnes de pommes de terre. écoulement bi posé problème ngay béy tamit doo jaay. absolument. ba pauvreté commencé di yoot ñooña léegi nag ñooñu lee bu fekkente ni tamit encore dugal nañ si yeneen i inquiétude yoo xamante ni mën na am ñu toxal leen te ñoom ñi ngi nekkoon si logique boo xamante ni li leen desee si suuf naka luñ koy aaree naka luñ koy defaraatee naka luñ koy sàmme ba gën a mën a xejoo si loolu léegi nag leneen bu ñëwee te ma seet dans toute la zone des Niayes xataay bi fi nekk tey lu ko dalee Ndakaaru ba bëggay teeree Ndar lu Ganjool xataay ba fa nekk su fekkente ni yaa déplacement xaw ma nag ndax dina am wala du am dina doon problème. mais Mariam donc xam nga bu ñu nee suuf si am na richesse. réew mu mën di doon defe naa suufam bu amee richesse du ko bàyyi da koy exploiter ci lu bari ndax liñ cay séentu mooy lañ cay gagné ci économie xëy na moo ëpp doole as tuut li génn ci mbay mi. est-ce que gis-gis bi war naa yem ci loolu rek. non gis-gis bi du foofu. ndax tamit richesse bi nga xamante ni mu ngi ci suuf si duñ koo war a xoolaat par rapport ak luñ fa ñi fa nekk lan liñ say am. ndax man déglu naa je le salue au passage Fary Ndaw le jeune Fary Ndaw qui a fait une étude sur le pétrole xamal nañu ko pétrole bi li mu joxee richesse ak ban richesse ak fu richesse yi jëm du weesu 40 ans day jeex tàkk léegi mbéy mi nga xamante ni ñoo ngi koy béy sàmm bi nga xamante ni ñoo ngi koy sàmm napp bi nga xamante ni ñoo ngi koy napp mais est-ce que tey buñ ko saytoo comme ni mu waree est-ce que am na app amul app day continuer ak nit ñi ak génération bu ñëw nga ñëw fekk ko foofu nga continuer su dundin pour man lu ñuy wax entreprise war na mën a installer joxe compensation joxe lii joxe indemnité dama koo gumul man daal personnellement day man gumuma ndax nit mun na compenser ah Ablaye Sylla bu nekk ci toolam yore jabaram ak ñetti waxambaaneem ak doomam ñaari jigéen yu sëyiwul mu yore leen foofu di béy di si dund nga ni danga koy toxal yóbbu ko feneen wala danga koy jox compensation au nom que suuf si domaine national la nguur teg na si loxoom je crois que loolu war nañ koo seetaat ndax les droits humains war nañu bàyyi xel si loolu li ñuy tuddee tey indemnisation lu ñuy tuddee tey compensation man defe naa ni sa modèle de vie bi nga opté nga nekk ci sa terroir di si béy lu la say jëlee vraiment ku lay gisuma ban alal bu la mën a compenser li nga xamante ni opté nga ko te muy sa dundin te mu wóor la ni même sa doom yi bu ñu jàngee jee bu ñu ñëpp duñu réussir dina am toujours ñu fa des te boo demee da nga koy bay sa doom ay génération donc loolu gisuma lu ñuy mën a exploiter si mine yi ba nga xamante ni dina wuutu loolu. Mariam est-ce que solution bi tam radicalul li ma fi bëgg a wax mooy. lan mooy recommandation wu journée yooyu nga xam ne agroécologie la ñu ko jagleel. parce que aussi faw ñu toog waxtaanee yëf yi ci penc bi tey ndax. réew ma mënoo ko ne li ci suuf si nañu ko fàtte parce que li nekk ci kaw moo ëpp njëriñ. mais loolu journée agroécologique yi lu ñu wax lu tax ñu def ko lu tax ñu daje ñun ñëpp. du ñoo bëgg justement yu mel nii naka lu ñuy amee jataay ñi radical mel ni man naka lu ñuy amee yeneen i expert ak nguur gi ak ñeneen ñu étudier lu ñuy yuuxu noonu ba trouver un consensus boo xamante ni buy doxal dans l'équité et dans la justice sociale xam naa ni mënuloo dégg ni or a ngi fii nga bay ko noonu mu tëdd fokk nga jéem koo gëstu mais noo koy gëstoo ba gas ko su ma jëlee tey Sabadola liñ fay wax si or liñ fay wax si alal te ba tey boo demee Kédougou
pauvreté baa nga fa mais loolu lu tee tey nguur gi ñu xam ni mën nañu am nangami tonne ci or mais naka la ñuy def ba tëral benn système d'exploitation boo xamante ni boo exploité itamit dina am surveillance ngay dem ndànk loo gas di nga ko suulaat delloo ko comme ni mu meloon dundalaat ko nit ki dellusiwaat ci toolam mun koo béy mais en même temps aussi loo gas naka ngay valoriser la transformation ndax tey boo demee bijouterie Yaralam li ñuy jaay ci or li sunu tëgg yi di defar mais am na tey yenn réflexion boo ko defoon daañu ko defar ci Sénégal di ko transformer fi di créer emploi di créer richesse fekk doo jiiroo da ngay def ndànk zircon bi jogo phosphate Taïba les ICS lu ñu gas normalement contrat social bi dafa waxoon ne nañ ko defaraat mais kenn du defaraat. Mariam xam nga explorer ay carrière moom daanaka noonu la dañuy wàqi rek di dem. loolu nag moo warul boo wàqee di dem te doo ko def loolu yëpp war naa bokk ci étude d'impact bi war naa bokk ci contrat social bi ñu juste ko bu baax boole ko xam-xam boole ko reconnaissance ci ñi fa nekk mais bu loolu amul ñii di ñëw xaalis rek lu ñuy wut du ñuy exploiter di dem kenn du defaraat kenn du remettre ça en état su ko defee kamba yi bari pollution bari poson bari nga toxal nit ñi pauvreté bi di gën a xuus. moom beneen problème bu posé wu dañ ciy ñëw sax waaye ñu des ak Mariam problème mu carrière yi nga xam ne bu ñuy gas it dañoo soxla ndox parce que li ñuy wax yëpp dañ koy raxas dañuy soxla di pomper ndox mu bari ci nappe phréatique ba gis nga ko am na CRD boo xam ne ministre de l'eau faw mu woote ko pour ñu xool naka la ñuy jëfandikoo ndox mi te kenn du lor sa morom loolu it est-ce que ñu ngi ci yoon woo xamante ni tey ci yoonu yokkute bu mucc ayib la. nekkunu ci yoon bu mucc ayib looloo tax nag DITAES la dynamique sur la transition agroécologique réew mi ñun ñëpp ko bokk réew mi ku fi jóg bëgg nga loo xamante ni moo koy doxal donc il faut que mu am une écoute mutuelle faut que ñu dégloonte il faut que tamit ñuy lal ay waxtaan di diisoo faut que tamit ñu xam ni ñi ci terroir yi ci li ñu bokk ce n'est plus de récipiendaire yoo xamante ni rek da nga leen teg lu ñu loo indi nga ni leen mu ngi nii non du ñoo war a wax ak ñoom waxtaan ak ñoom seetaataat ba xam ni lii ngay def lu muy jur ëllëg alal jooju muy jur yan retombées la amal ñooñu te retombées yi de xëy na am na fu mu jëm mais pour l'instant li ci gën a bari ci ñooñu le nga xamante ni ñu ngi fay jeexi mbir mi ndóol bi moo fa ëpp moo tax nag jamono ji ñu nekk tey li nga xamante ni chef de l'État wax na ko il fait de l'agroécologie son 4e axe dafa war a tëral lu ñu bëgg mooy ñu am benn cadre boo xamante ni bépp ministère nga xam ni dundinu askan wi soxal na la nga bokk ci ñu waxtaane ko duñu bañ entreprise yi mais duñ koy jaarale ci waxtaan ak leeral doo ñu rek nga ni nit ñi di nga am lii di nga am lii di nga am lii non on met carte sur table te population bi dafuñu boo indee projet bu am solo boo ko leeralee bu mu leer tey jii suma doom ji ma toogal tey xam nga jàng na te xam nga sunu ñi jàngul ñi ngi gën a bari ci suma génération bi yow nga jàng ñëpp nga naan jàng non pour te dire rek que tey c'est pas la capacité de réflexion qui manque au niveau des terroirs yi tey yeewu nañu xam nañu donc boo indee projet ak fu mu munti jógee nañu exiger transparence nañu woote au niveau de toute la commune de Kayar ñu xamal leen ni on pense que zircon yaa ngi fi dañuy def étude d'impact ñu xam commune Kayar ñaata population moo fa nekk ñu xam tamit les communes voisines de Kayar ndax bu ñu jógee voisins yi lu ñuy yoot est-ce que xam nañu Jandeer lu muy dundee tey Kër Moussa lu muy dundee tey aéroport baa nga fa donc Kayar bu jógee Kër Abdou Ndoye Diop Joxob Diop Mbaawaan Diop mais ñooñu fu ñu jëm Jandeer lu ñuy yootu
boo demee beer lu ñuy dem beer xat na bayaa xat na fu ñu jëm donc y a tout ça à regarder Kër Moussa aéroport baa nga fa promoteur yi ñëw nañu boof nañu fépp dara desatu fa léegi nag boo ñëwee si zone bu dansé noonu ay doomi aadama nekk fa même bu feeñee zircon nañu seet ban loolu valeur boobu ñu fay génnee ak lu muy jëriñ ëllëg par rapport à la vie de ces communautés là. mais yéen ñu daan gis aussi su projet yi bees ñëwee léeg-léeg askan wi sax bàyyi la ñu nekkee woon dem ca jàpp ni moo gën la ñu nekkee woon loolu du xalaat tey du xalaat pour yéen ngeen jóge ci mbay mi dem ci liggéey ñu leen di liggéeyloo ci yooyu parce que souvent bu industrie di implanté wu sax souvent sax bu industrie daan implanté wu dañ koy accueillir avec xam nga tàccu am ci mbégte xam nga Abdoulaye Kayar ay entrepreneur lañu. ak ndox mi am ngeen ci njàqareem déet. waaw maa ngi ñëw parce que yàlla dafa dogal man damay yëngatu si ndox. ban ci seen eau wala ban ci nga. bon Kayar forage moo fa nekk. D'accord. Forage bi mooy polariser la commune de Diender et une partie de Diender et la commune de Kayar. yàlla def man maay gérer tout ce qui est administratif là-bas. donc loolu dinañ si ñëw mais li mu bëgg a wax mooy comme ni nga njëkk a waxee mooy nit ñi ni ñu doon accueillir usines yi wala industrie bu ñuy implanté wu à bras ouverts xam nga comme ni ma wax Kayar yàlla dafa def ñu am 2 mamelles yoo nga xam ne nii ñoo leen di nàmpal maanaam ñaari ween si la ñuy nàmp muy napp gi ak mbéy mi loolu nag ñoom ay entrepreneur agricole lañu parce que booy xool ñi nekk ci tool yi li ñuy dundal wala li ñuy employé du kenn nit du ñaari nit du fukki nit ci chaîne de valeur bi yëpp depuis ñuy semer ba keroog ñuy récolter la fay liggéey ak la fay génn dama ne loolu dafa am solo ñooñu nag bu ñu loolu ñuy am man jàppuma ne leneen mën na leen kaa may loolu moo tax ñu ngoy ci seen mamel yooyu gisuñu leneen lu leen ciy génne te gis nga Abdoulaye gis nga la zone des Niayes yàlla dafa am lu mu fa def moo tax le président Macky Sall bañ ko folee si ba muy def prestation de serment si discours am bi dafa am lu mu si wax nga may ma rek ma tënk ci benn partie muy wax si zone des Niayes mu ne outre sa beauté naturelle la zone des Niayes est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire. Elle contribue à nourrir la nation et à générer des recettes d'exportation. Je voudrais dire solennellement que je ne laisserai pas la frénésie de la spéculation foncière détruire cette zone d'intérêt vital pour les producteurs agricoles et la nation tout entière. Souley est-ce que dégg nga wax ji. dégg naa ko. est-ce que dégg nga wax ji non dégg naa ko bu baax. frénésie spéculation foncière la wax xam nga foofu. dégg xaaral rek ma ñëw Abdoulaye. xaaral ma ñëw. xam nga loolu dégg naa ko. Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l'étendue du territoire national. mu leer. c'est-à-dire que muy ñaari mbir. muy xam na li nga xam ne nii mooy valeur zone des Niayes xam na njëriñ bi mu am si dundal askanu Sénégal xam na njëriñ bi mu am si exporter ay produits horticoles donc xam na intérêt bi nga xam ne nii am na ko mu ne du ma bàyyi ñi nga xam ne nii dañuy jaay suuf wala di jëfandikoo suuf si di ko weccante ñu fay am li ñu bëgg mais wax na aussi dina protéger zone à vocation agricole yooyu donc ñaari mbir la nan lay protéger zone des Niayes boo nee dama koy protéger contre les spéculateurs fonciers mais beneen protection bi aussi mooy contre les industries parce que boo xoolee MDL ñu ngi ko jox 105 kilomètres 105 kilomètres longueur bi largeur bi 4,5 kilomètres donc loolu xam nga ne boo ko jëlee ci grande côte bi li fay des du bari c'est 46 000 hectares c'est 46 000 hectares boo nga xam ne ni ñoom ci zone des Niayes bi moom la ñu am pour exploiter seen zircon bi tey Kayar moo fa xawoon a des ñëw nañu encore avec benn permis d'exploration dama naan zone des Niayes à partir de Kayar jëm Saint-Louis dafay jeex kon donc mbéy horticulture day jeex foofu ci Sénégal parce que zone des Niayes mooy produit 60% des produits horticoles. est-ce que délimitation boobu lu laal seen tool yi wala da ngeen yaakaar ni bu ñu ko tàmbalee jeqi rek dana am ay conséquences ci seen i tool est-ce que dugg na ci seen i tool xam nga li ma lay wax nii xam nga li ma la wax nii mooy xam nga nit boo ko joxee périmètre te gis nañu fekkoon Kayar rek la njëkke
nga mën a wax mais dafa am fu mu njëkk a jaar nee naa la dafa jaar zone Diogo bi instant bi ñu ngi dans la commune de Ndiébène Gandiol fi nga dëkk buñ naan Ciñoor ak Ndéggu mu ngi dans le Gandiol fi mu toll nii fa la ñu nekk di explorer xoolal fi ñu nekk jóge Diogo dem presque à près de plus de 60 kilomètres dem fa donc pour te dire que ne dès l'instant ñu am périmètre bi xamuñu lu fa ne mën na nekk zircon bi mu ngi lalu fépp mu ngi lalu suñu dëkkuwaay mu ngi lalu si tool yi mu ngi lalu fépp puisque ñun xamaguñu exactement mais gis nañu fa ñu jaar nañu doxalee ak la fa nekk mais duñu xaar loolu ak ci si ñun ñu door a wax. est-ce que waxtaan wi aussi du ñi nga xam ne jox lañ leen ba délimité ko. ñu yem ca lu ñu délimité bañ a yàqal ñeneen ñi ci la ñu nekk. am du est-ce que du loolu. xam nga li nga war a parce que aussi bàyyi jox la délimitation nga déborder ko ba yàqal ñeneen xëy na loolu aussi. waaw mun naa muy loolu mais naa la xamal lenn. xam nga bu ñu nee ñaay buñ koy tudd dune yee tax. dune de sable yi ngay gis. ñoom ñoo kawe su tawee ndox mi di wàcc. limon bii di wàcc mu am ay bas-fonds si bas-fonds yooyu nag foofu lu ñuy bay dégg nga léegi nag boo ñëwee di explorer wala di exploiter zircon bi dune yooyu moom ngay tas. donc boo tasee dune yi. suuf si dal di dem dal di suul bas-fonds yëpp comprendre bu baax. donc tu es en train de supprimer la ñaay soo ko déggee c'est à cause des bas-fonds yi fa nekk te bas-fonds yooyu c'est des dunes te dunes yi si gën a bari si bordure de mer yi la jógee loolu tax je ne sais plus en quelle année bu ñu demee ba sécheresse bi metti érosion bi di ñëw ñu commencé avec un projet canadien di planter ay filao pour maintenir les dunes pour fixer les dunes ba nga xamante ni dunes yi duñu dem ndax suñu demee rek l'écosystème est parti. gis nga ko Guédiawaye sax la projet bi tàmbalee woon ba ci exactement léegi nag bu fekkente ni tas nga dunes yi beauté bi président di wax si ñaay bi perte na ko jeex na donc ñaay bi maa ngi lire si benn article bu yàgg duñ ko doon comparer di wax ni en tout cas kiiwu Californie tu comprends tellement que c'était beau man nee naa la 75 laa fa dugg ñi fay napp di def lu nekk mais tout ça c'est en train de partir donc ça veut dire que exploitation zircon bi pour man nañu peese nañu xayma valeur bi mu nuy indil ñu jéem a tamit xayma si li mu wax ndax y a eu des moments bi waa Kër Moussa di yuuxu filfili nga xam ni dafa jël seen suuf président wax na nañu auditer la zone des Niayes donc ça veut dire que man j'avais senti ko xam na ni la zone des Niayes comme ni mu ko waxee légumes yëpp foofu lu ñuy jóge on a arrêté de produire nos légumes traditionnels sunu naajo yi sunu citrouille yi suñu courgettes yi ñu daan lekk ba léegi tàmmal nañ ñu légumes yi nee nañu tamit fa la nutrition bi la nekk fa la équilibre alimentaire bi la nekk léegi nag boo seetee tey Kër Abdou Ndoye boo demee Kër Abdou Ndoye boo fa gisee li fa nekk si légume nga gis tey ñu menacé loolu donc ça veut dire que y a problème. Absolument. Souley waxtu wi xat nañu. waxtaan bi bëggoon nañ ko gën a yaatal. lu ñuy mujjee lu ngeen déggoo ak ministre de l'agriculture ñëw na fi exclusivement barki démb defe naa ni moom ci boppam xaw na yéemu sax parce que gis nañ image yi ci bi ngeen ko interpellé ne ko lii du fi am jaar suñu kaw wala du fi am rek. pare ngeen pour lépp mais est-ce que réew mi aussi waruñu taxawee neneen tey di jaar ci voilà yoon yi nga xam ne ni moo fi nekk. pour bañ di def. comme la xew ndar ak yooyu. voilà waxtaan ba jubóo. non loolu est-ce que ministre bi yéen li ngeen ko expliqué yaakaar nga ni dugg na ci bopp parce que dégg naa bi muy wax aussi naan leen. bon lii dafa transversal ministère yu bari la dinañ ci waxtaanaat yaakaaroo leen ni xeetu. il a raison xeetu marto la rek pour jàll. ñun c'est pas la première fois. parce que ay 2013 2014 non 2015 2016 amoon na benn projet d'implantation d'une centrale à charbon. foofu si au cœur des zones yi ñuy béy la. yéen kay yéen a bañ ba ñu indil ko waa Bargny. te loolu. wala non dafa amandoo woon. parce que yu bari la woon dafa amoon Bargny am bu Kayaar bi
am bi nekkoon. centrale à charbon daal nañ ko wax tos. donc boobu mu centrale nekkoon charbon 2019 2020. sur 350 adduna yëpp a ngi ciy génn ñu sur 350 hectares la woon. ba ñu ñëwee ñu xool ko dañoo bañ mais dañoo jaar fi ñu war a jaar ñu bañ ko bu ñu teg ko si suuf. de la même manière c'est-à-dire que lii dañ koy yëkkati peut-être occasion la woon ministre bi ñëw na ñu waxaale ko parce que gis na impact bi mbéy mi am ci Kayar gis na mbir mi ni mu rafetee ni mu naate ak li fay génn parce que tey bu ñuy wax pomme de terre ci Kayar. kañ ngeen di récolter pomme de terre bi. non am na ñu commencé déjà. d'accord am na ñu commencé. campagne bi tàmbali commencé na. am na ñu commencé 1000 tonnes de semences pour 21 000 tonnes de récolte. non 1100 oui mais 21 500 te loo nga xam ne mën na nourrir la population sénégalaise pendant 3 mois. donc moom gis na ko te xam na effort yi ñuy def profité ci wax loolu nekk nag lii di ñëw mooy rey lii. Dakar moom amatul ñaay pratiquement parce que bu dul tabax yi leneen fi nekk tey. waaw mais donc loolu moo tax aussi il faut que ñu yëglu te biir yëglu bi dañuy wax mais li nga xam ne aussi taxawaay bi ñu war a taxaw incha allah dinañ ko taxaw defe naa ne zircon bi bu ñu koy exploiter pour askan wi la Kayar si askan wi la bokk. déjà il faut faire la part des choses. dama xamul ñan laa fi war a woo ndax ministère de l'environnement la Lamine Guissé ministère bi bu ñuy dégg danañ fi ñëw. ministère de l'agriculture ministre nee na c'est transversal du moom rek moo ko mën a waxtaanee. Mariam lii moo tax ñu jox la kàddu gu mujj gi waaw. lii moo tax. ñuy wootee la transition agroécologique. ñuy inviter chef de l'État. kon na fexe ba tous les ministères ndax li ngay wax ni ministère de l'agriculture mooy numéro 1. environnement topp si. moom seen partenaire la war a doon environnement moom seen partenaire la war a doon. parce que yéen la war a défendre agriculture environnement même la santé. si la bokk. l'éducation si la bokk ndax on parle de maintenant et de futur. industrie nag moom mooy saax industrie waxi noppi. les territorialisation. donc c'est la nation équité territoriale yëpp a ngi ci biir exactement ñëpp a ngi ci biir ministre de la femme et de l'enfant nañu ñëw pour les générations futures ñoom ñëpp dañu ñëw ñu def waxtaan et Kayar pourrait être le levier de départ de la DITAES avec l'État. Mariam Sow secrétaire exécutif waaye nee na léegi président administration la léegi waaw nee na sonn na waaye mu ngi ci ba léegi jërëjëf Mariam am nañu mbégte trop dalal la fi ci at yi nga xam ne yaa ngi ci combat bi di gunge ñi nekk ci kaw gi yëpp voilà pour que ñëpp xajoo ci kaw gi Souleye Sow